xamante ni mooy suñu fin saison ñu def ko ci mariage boo xamante ni macha allah ñëpp yaakaar nañ ni mariage bi dëgg la ñoo ngi jéggalu bu baax mbokk internet yi di jéggalu gis nañ li nga xamante ni mooy commentaire yi et puis c'est vrai mariage dëgg la mais ci émission wu yendu leen la ndax boo leen seetaanee yendu leen début yendu leen émission la woon ñuy am ay invités yoo xamante ni dañuy ñëw ci kër gi ay acteurs wala ñi nga xamante ni ñooy woykat yi di leen laaj ci seen parcours donc mu dem ba ñu def ko télé réalité mu nekk loo xamante ni dañuy tourner ci biir di wone kër gi ni ñuy dundee boo leen seetloo kër gi bari na ay dugg bari na ay génn aussi man Ngoné Mbaye en tant que tel romb naa ci mbedd mi benn xale boo xamante ni macha allah mi ngi tudd Almaami ma far ko dugal ko ci biir kër gi maa ngi doon def ay recherche ci li ngeen seetaan di xool fan la dugg fan la dëkk Almaami fan la jógee fan mooy originalam donc loolu yépp maa ngi ko doon def ci biir loolu yàlla tase la ma fekk pertaf ci biir émission bi man ak moom ñuy ànd di bëggante ba yàlla dogal man ak moom ñu dem ci dëgg maanaam ñu sëy loolu moo indi mariage bi nga xamante ni gis ngeen ko ci biir yendu leen mu nekk loo xamante ni dañ ko liggéey pour jox leen ko yéen sénégalais yi pour que ngeen consommer ko ñu ngi ciy jéggalu encore une fois su fekkente ne def nañ ci dara loo xamante ni rek du yoon wala def nañ ci dara loo xamante ni yéen ñi rafetluwu leen ko ñoo ngi ciy jéggalu dañuy dox guddi ak bëccëg uniquement pour lu leen neex pour di leen servir wan leen ni leen lii moo baax ak lii moo bon donc ñoo ngi ciy jéggalu bu baax bu ñu jógee ci loolu aussi tamit dañuy wax ci ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci mariage bi ba mu yemb ndax nag macha allah ku gis mariage bi yaakaar ko mariage vrai nit yi jàpp nañ ci bu baax a baax. waaye duma fàtte ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci yére yi waa complexe Maïda de couture ñoom ñoo jëli Ngoné sol ko ba mu yemb sol yi ngeen fi gis yépp waa complexe Maïda de couture moo ko def loolu dañ ciy dox di ci wax pour servir leen yéen ñi nga xamante ni yéenay téléspectateur u Sen TV di dox ci li leen neex di leen indil ñu ngi am fin première saison mooy mariage bi mais xaar leen suñu deuxième saison pertaf ak Ngoné fan la ñuy mujj ndax nag tubaarikàlla jeeg buy sëy war naa indi ay feemam samay feem yooyu waaw damay xool ku ma ci jàppale yow mi nga xamante ni sax yaa ngi may seetaan bëgg naa nga jox ma ay feem ci à travers boo seetaanee li nga xamante ni moom la ñuy digal ci YouTube bi ay ca bindal commentaire ci suuf jox ma ay feem ndax soxla naa ko jeeg buy sëy laa ak deuxième femme laa dama koy soxla bu baax a baax waaye nag samay feem maa ngi koy indi ci biir deuxième saison Ngoné mi ngi ñëw ak yeneen yu bees tàq seen émission yendu leen deuxième saison xaar leen ko ñu ngi ñëw ak affaire yu extraordinaire donc ñu jox leen di daje ba beneen saison bi incha allah merci. commencé di wax ci li ma dugal ci biir appartement bi nga xam ne nii moom mooy appartement yendu leen ma fekk fi aussi suma ay collègues yu gëm li ñuy def yu respecté seen liggéey ànd ci aussi ak ay techniciens yoo xam ne nii vraiment ñu ngi jox ak yelleefu liggéey bi li ma ci dugal nag mooy Mbaye ku ne xam na diggante Mbaye ak Ibou mu nekk nit koo xam ni mun naa ni suma grand frère la suma tons la suma xarit la suma lépp la donc moom bi mu ñëwee ci appartement bi nekk fi ci la ma woo ma ñëw seetsi ko bi ma ñëwee seetsi ko nag ma gis kër gi taxawaay bi liggéey bi histoire yi mu ni ma rakk ma ni ko mu ni ma xam nga lan la dama bëgg nga jege ma ci biir kër gi vraiment bi ma ñëwee nag ma fekk fi liggéey bu mucc ayib parce que am na ay bagages yu bëri yoo xam ne nii ay histoire yu bëri yoo xam ne nii mu ngi fi actuellement tout récemment la ñu jógee ci mariage wu Ngoné Mbaye ak Père Taf mu nekk loo xam ni non du mariage nii rek tey am na lu bëri loo xam ne nii laqatu na ci ginnaaw donc comme ci première saison bi la ñu jógee dañuy wax gaa yépp rester escorté di ngeen gis yeneen i bagages yoo xam ne nii ay bagages yu doy waar la man Ibou Ndim Mbaye Paccax Ngoné Mbaye yaa awa Kiné Almaami tey mën naa ni ku ci nekk rek bu ñu la toppee histoire la kon donc bu ñu dajalee loolu yépp defe naa après day gën a may affaire bi doole kon na gaa yépp xaar bagage yi dina gën a doy waar dina gën a tàng maa ngi leen di remercier yéen ñépp yéen ñi nga xam ne nii fa tabaarakàlla heure bu ñu tàmbalee ngeen bàyyi yitte yépp
di ñu seetaan ak ñi nga xam ne nii aussi ñu ngi fu sori waaye heure bu épisode jàllee ñu ngi woote ñu ngi envoyé ay message di ñu apprécier di ñu wax ni bu ñu defee nii mu gën a nice bu ñu wàññee lii mu gën a nice amuñu seen fay one love jaa ngeen jëf. mais day jeex. may na fa laa pare. non mais attends gis nga omo bi ngeen di raxase cin bi omo yi ngeen di raxase cin yi day saf xorom man ngeen koo raxas lenkali bi du set ci ceeb bi saf xorom ngeen yaakaar ni da ko def alors que c'est pas ça. laajuma la. non xoolal. Yaa nag dafa ñëwoon ci passage boo xamante ne bii c'était un peu difficile pour man ci début bi parce que tout le monde disait que dama xaw a timide woo nañu ma si néeg woo nañu ma ci perron ne ma ndax nii nga mel mais du coup comme jeu la et que commencement émission la woon comme ni ñu ko waxee à la fin lañ ñëw ci concept mën nañu wax ne comme genre série la du coup xëy na ni ma mel loolu laay xaw a wane des fois tuuti parce que genre lu ma bëgg a wax damay jaar ci digg bi ma wax ko et tout mu nekk loo xamante ne nag yokk na ma expérience parce que di nga gis ay nit yoo xamante ne xamoo leen woon nga leen di gis ci benn kër ngeen di daje di nekk ci benn endroit je peux dire que ni tout le temps ngeen di nekk et que te nit yi bokkuñu jikko mais tout le temps da ngeen di nekk ci même tempo parce que li ngeen def da ngeen koy jox Sénégalais pour ñu consommer ko te yaakaar naa ne li leen jot a jox pour ngeen consommer ko neex na leen et que am nañ ci yàqin que ne yii di ñëw mooy ëpp sens parce que da leen di bëgg wax tout le temps loo xamante ne day jëriñ nit ñi jëriñ askan bi ku nekk mën cee tirer profit nga am ci lenn loo xamante ne bi di nga ko mën a jëriñoo parce que bu ñu nee kër yaama ça veut pas dire que ni dañuy nekk ci kër gi di ruubee quoi que ce soit mais dañuy joxe ay leçons yoo xamante ni kenn ku ci nekk ci ñun duñ ci mën a jàng am ci lenn loo ci jëriñ parce que kër gi rek dafay wane benn affaire Ngoné Mbaye moom mag mbay wala keneen mais kenn ku ci nekk da ngay jox cër sa morom ba dangay nekk ci benn tempo donc ne dinañ kaf dinañ reetaan dinañ def lépp mais suñu paree respect bi ak cër bi yëpp dafay dellu si waat te loolu lañu bëgg wax sénégalais ne leen personnage yi ngeen di gis ñuy tourné wala def nag su dul noonu des fois du loolu moo nekk en réalité ñun parce que lu ñuy joxe la ci kanamu caméra mais bu ñu paree waate dañuy delluwaat suñu propre profil nekk suñu dund ba pare dañoo am ay nit yoo xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw duñu coacher parce que caméraman ak technicien moo gën a metti des fois nga def loo xamante ne sax du leen neex wala nga def loo xamante ne du leen arrangé mais ñoom dañ jéem a nekk ak yow ci benn tempo boo xam ne dañ lay mettre à l'aise ba yow li ngay def yaa ci dangay dem ba sax yow yaa koy gën a bëgg que ñoom parce que ñoom ñoo lay pousser tout le temps ñooy tax ngay redoubler effort pour mën a nekk ci kanam et que man dama leen wax chapeau parce que lépp ñoom la ñu noonee rien parce que ñoom ñooy xalaat ñoom ñooy indi idée ñun dañuy xëy rek solu ñëw toog ñu leen tourné leen lii ñu tourné ko et que loolu tamit da leen ciy gërëm bu baax a baax sénégalais boo leen di jox ñuy consommer nag leen jox loo xamante ne vidéo original te ku ne xam ne la Sen TV est là pour ça et que ñu ngi leen di wax ngeen gën a ñëw parce que jàpp ci kër gi parce que soxla nañ ko kër gi dañuy lekk dañuy naan dañuy def lépp te lépp ci biir kër lay delluwaat kër yaa moom lépp ngi fi sama diggante ak Mbaye nag moom ñu bari ñu ngi doon laajte lu tax mënul nekk man ma ko tuddee amour impossible parce que man Mbaye dama ko doon xool parce que nit ku nekk jikko ngay xool ci moom en fait jikkoom ay jikkoom yu si bari neexuma woon commencement mais après dem naa ba ci biir Mbaye commencé woon na ma intéresse ci biir film bi nag waaw may xool après mu indi beneen jigéen ci biir kër gi parce que sama saar ak Mbaye xam naa ne du yem fii man loolu leer na ma ne maa ngi Mbaye du yem fii et que ñu bari dinañ lii mais sama diggante maa ngi Mbaye lu ne mën na cee am nag lu ngeen xalaat mën na am sama diggante ak Mbaye waaw loolu moom jox naa leen ci benn kii xaar leen ma man ak Mbaye lu ne mën na cee am pour sénégalais yi mais si daan nag mën nañoo xaar lu nekk ci man parce que yaa awa en réalité nekkul koo xamante ne mooy ku bëri histoire ki nga xamante ne moom la ñuy gis muy wax di parce que waaw benn instant xaw naa mel noonu mais en gros c'est pas comme ça et que mën naa am benn facette bu ma indi boo xamante ne bii day wute ak bi nekkoon ci première saison bi parce que deuxième saison bi lu bees tag lay nekk loo xamante ne bii nit du ko sax foogee parce que loolu la ñu bëgg a indi tagal leen ko ngeen consommer ko mu neex leen parce que niveau bi mu nekk bëgg nañ mu gën a yéeg gën a kawe mais lépp yéen lañ koy jox ngeen delloo si waat nga xam ne réponse yi nga xamante ne bi mooy nekkul positif te lépp lu leen neexul ci man ngeen wax ma ko bu dee lu may changé la ma changé ko mais bu dee waxin bi la ak baat bu dis bi ngeen di wax et tout noonu laa mel man ma ko changé dama leen koy teel a wax balaa kenn di ma ko. yow il faut liggéey FBI. côté yaa bi dafa am ay maire yu gën ak ay xale yi liy topp bawuñu kenn nag. gis naa bawuñu seen caméra. ñu ngi woon ci première saison yandu leen Kër Yaama mën naa ni nañ ko tuddee yandu leen Kër Yaama ba tey seen première saison série Kër Yaama
léegi nag instant bi ñu ngi jàll dugg ci suñu deuxième saison bi mais première saison bi nag gis ngeen ci ay affaires yu doy waar gis ngeen ci ay histoire yoo xam ni ñun yéen da leen a bett lool gis ngeen almaa mi dugg si biir kër gi gis ngeen sama diggante ak yaa awa ni meloon ci biir kër gi gis ngeen fi yaa aw xëpp na ma fi ndox Ibu Ndiim ci biir kër gi man ak moom Ngoone Mbaay et tout Maysa ak jooyam yu metti yi nga xam moom la nekkee ci kër gi Kiné mi nga xam ne tamit du wax mais dañ ko tere wax ak André ki nga xam ne mooy Lika nga xam ne dama koy waaj a takk donc yooyu yëpp mi ngi ci biir kër gi ci biir saison 1 bi ñu jóge ci mariage Ngoone Mbaay ak Père Taf ma yaakaar ni ba tey sama bos moom moo ciy topp donc ñu ngi leen di dikk ay affaires yu extraordinaire deuxième saison bi yéen a ngi nar a gis ay affaires yu doy waar kan mooy papaay almaami kan mooy yaayu almaami kan mooy Père Taf Moustapha bi ñuy wër kan la donc yooyu yëpp di ngeen ko am ci deuxième saison bi maag lii que demandé naa mariage est-ce que sëy bi dina am parce que mi ngi di diital est-ce que amatul làqatu ci ginnaaw donc yooyu aussi tamit dinañ ko lijjanti yaa awa lan moo tax début bi mu bañoon ñu dem ba ci biir mu commencé mel ni kuy xaw a nangook yooyu digg na ma fi rey dem ba mu yàgg diggante yaaw ak lii ka ñu jékki-jékki yàgg gis ni ñoom dafa mel ni mburoog soow musuñu nekk ci jàmm donc yooyu noonu yëpp ay cas la yoo xam ne ci première saison bi la jàllee woon donc deuxième saison bi yooyu yëpp dina leer ci seen bopp yi am na yeneen bagage yoo xam ne aussi tam mi ngi fi yaa aw est-ce que moom lay takk lii ka est-ce que moom lay takk xaw ma Ibu Ndiim ci biir kër gi ruube yi may ruube des fois sama gel yi fii ñëw mu leen récupérer est-ce que nekkul ci tànk récupérer lii ka ci man est-ce que Ibu Ndiim ak yaa aw defuñu benn coalition tamit dal sama kaw yooyu yëpp ba tey xamuñu donc yooyu noonu yëpp dañ koy xaar ci deuxième saison bi ñu ngi ñëw ak ay affaires yu doy waar képp koo xam ne nekk na ci gàlle bi yéen ngi ciy gisaat ay tet am na benn booy benn brode bu fiy nekk di bandulu comme ay série Marina ak yooyu ñoom ñaar fan la ñuy mujj Cisco lan moo tax bu nit ñi di wax moom buy wax moom du déglu est-ce que moom li nekk ci moom réellement moom la indi si biir kër gi est-ce que moom Cisco en tant que moom ni mu ñëwee est-ce que moom naturellement noonu la mel donc yooyu noonu yëpp dina nekk yoo xam ne dinañ ko lijjantul suñu bopp xool ba xam dóorkat la wala du dóorkat bu ngeen fàttalikoo ba tey ci ginnaaw yaaw ci génn bi ñu nekk di génn am na ay dóorkat yu fi ñëwoon dóor nañ leen donc c'est-à-dire dafay wane ni aw ma peut-être des fois maa ngi commencé cap moonin bu ndaw ci lii ka laa ko jëlee lii ka fan lay jëlee xaalis bi may jox ba tey man aussi xamaguma ko loolu noonu war naa ko lijjanti lan moo tax aussi tamit mu bañ génn ak man ak yooyu war naa ko xam en tout cas daal ñu ngi leen di jox ni saison 2 bi nii am na ay affaires yu doy waar yoo xam ne non yéen leen kër yaa fii daa nar a toj fii dafa nar a toj bégg naa leen bu baax a baax am na beneen affaire boo xam ne tamit bu doy waar la ci man parce que des fois dama leen di réeral des fois ngeen gis artistes yi bu dugg ci kër gi parce que yéen leen kër yaama la ñuy wax artistes yi dañ fiy jaar mais des fois ngeen gis ni kër gi la ñuy dund mais des fois ngeen gis plateau donc loolu mënul ñàkk mooy kër gi suñ biir kër lañ nekk kër gu ci nekk comme yéen seen biir kër yow mi toog seen biir kër des fois da ngeen am gan goo xam ne day ñëw ci kër gi bu ñëwee soit sa yaay la seet si wala paa bi la seet si wala sa sœur la seet si wala sa frère la seet si mu dugg ak moom ci biir néeg ñu waxtaan mais loolu ba tey yàqul dara ci ambiance bi nga xam moom moo am ci biir kër gi donc ñun loolu la ñuy dund ci télé-réalité lañ nekk donc li ñuy dund fi yëpp lu réel lay doon artiste bu fekkee dafa ñëw ci biir kër gi dafay ñëw en tant que artiste mais bu ñëwee dafa jógee këram ñëw ci biir kër donc bu ñëwee ci biir kër ñu toog ak moom ci biir salle bi dem ak moom ci waañ bi dafa ak yooyu donc dañuy am yeneen plateau yoo xam ni dañ ko fiy créer loolu mooy waral casquette animateur bi dafay ñëw casquette présentateur dafay nekk mais ba tey casquette acteur dafay nekk donc yooyu yëpp laa boole donc man maa ngi ci phase bi nekk ci phase bi te dina gën a doy waar ci kanam raw li bët yéen toog leen rek di xool ba pare di siyaar waa YouTube bi bu baax a baax waa Sen TV l'officiel aussi tam ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. Prends, c'est pour toi. bëgg naa ko. Prends. La ilaha illallah. ay paquet yu ñu épinglé ah. bàyyi ci xel. koo tapp quoi. benn. ñaar ñett 300 000 mariage ba pare na takku jàkk kese la. kontaan nga. góor sama waa famille sama soppeek mais tamit di nuyu borom kër gi walla ji bugaan di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Marina mi toog nga xam. Yanu Leen Kër Yaama rêve la boo xamante ne nii képp kuy xale bu jigéen wala nga nekk xale bu góor bëggoon nga ñëw bokk fii mais ça fait pas l'occasion c'est juste que ñi nga xamante ne ni ñoo am occasion bi ñoo ko fekke di ko dund ak yéen. Yanu Leen Kër Yaama ñëpp xamoon nañ ni que ni émission la woon boo xamante ne nii ñëpp bëggoon nañ ko ñu doon invité ay artistes doon invité ñëpp ñi nga xamante ne nii ay talent ay jeunes talent lañ tamit ñu doon ñëw mujj ga nag ñu dem ba def ko nag li nga xamante ne nii mooy comme genre télé-réalité boobu noonu rêve la tamit ba tey
mu nekkoon nag première saison bi nga xamante ni jàll na alors ñuy jublu si nag ci deuxième saison bi nag ma bëgg ngeen xaar ko ak patience ak lépp li nga xamante ne nii mooy nouveauté yeneen tête di nga leen fi gis waaye tamit dina am loo xamante ne nii mu doon comédie ak yeneen ak leneen incha allah léegi nag gisoon ngeen première saison bi man maa ngi fi woon dama ñëwoon en tant que xaritu Yaawa bi ma ñëwee nag gis kër gi neex ma ne leen dee duma dem damay toog ndax lii ma gis ci kër gi am na loo xamante ne nii mën nañ ko changer waaye am na loo xamante ne nii tamit jàngat na loo xamante ni jàngat naa ko ak sama collègue yi nga xamante ni ñoom laa nekkandoo fii macha allah muy saa suñu yeewoo di gën a yeetante di gën a bàyyi suñu xel ci àdduna waaye tamit dañuy wane li nga xamante ne nii moom la jeunesse su aujourd'hui bi moom la ñuy dund doon appartement boo xamante ne yéen gisal ngeen ko seen bopp vraiment nag gis nañ commencement bi bari woon na ay critique mënul ñàkk waaye tamit gis nañ tamit appréciation yi nga xamante ni yéen a ngi koy def à travers YouTube bi à travers Sen TV l'officiel gis ngeen nag ma am ci sama benn waay yoo xamante ne nii macha allah bëri na wax trop Cisco day énervé waaye deuxième saison bi ngeen di gën a xam ndax gentleman la ndax day naxe ndax dóorkatu martal loolu yëpp nag dinañ ko gis ci kanam duñ fi jóg te remercier wu tamit les hommes de l'ombre ñi nga xamante ne ñu ngi ci suñu ginnaaw à chaque fois duñu wax fii ngeen di aw ak nii ngeen di aw waaye tamit duñ fi jóg comme nee nañ man dama fay nekkee lu dul ay dóorum jusque ni nag am na ñoo xam ne dañuy sakat di ñu defal foog ñu leen di tudd foog ñu leen di encourager pour ñoom tamit ñuy gën di am cawarte di ñu gën a suivre di gën a topp suñu bànneex maa ngi leen di bigal yéen ñëpp di leen jaajëfal encore une fois bu baax a baax di leen wax saison 2 di yomb laay maa ngi ñëw tur la ay wax Bakary maa ngi ñëw tur la ay wax pare leen du yomb da ngeen gis ay 5 da ngeen gis ay yeneen te macha allah yéen ñëpp daal waajal leen. doomu aadama nekk ci internet bi wala nekk ci nit ñi di yàq seen ay image di ko divulguer yaa ngi dégg rafetul. day fekk nga def ko moo tax. bàyyi leen seen caaxaan yaa ko def ñu wax ko rek. léegi bref grave am problème. ma àndandoo ak yéen. léegi man. dama nekk GP indil Yaawa ay bagage ci kër gi loolu moo ma dugal ci kër gi bi ma duggee ci kër gi nag li ma fi téye dama fi dajeek koo xamante ne bi ñu xamante yàgg na muy Maysa mu am histoire boo xamante ni ñu bëri xamuñu ko ci kër gi wala mën naa wax sax kenn xamu ko ci kër gi histoire bi nekk dañ ko violé woon mu jële ci biir bi mu toogee ab diir kenn gisatu ko kenn xamatul ci lu mu nekk man maa dajeek moom ci kër gi man maa xam histoire boobu noonu loolu moo ma téye ci kër gi léegi nag li may fexe mooy naka lay def ba mu gisaat doomam boobu naka lay def ba mu gisaat ki ko violé woon di Moustapha ndax dina ko gis ndax du ko gis xaar leen ko ci deuxième saison wu yendu leen Kër Yaama incha allahu rabi. yow yaa maa mi nii boolu ma leen dara. ay moom da ngay xëy rek tukku. bàyyi yow lan la fii sa morom nekk fi de. mu ngi nekk di lijjanti ay affaire ngay jóge. comme ni ñu ko waxee nekk na loo nga xam ni nit ñi ñu ngi naan télé-réalité la nit ñi ñu ngi naan tamit émission la mais dama naan ñaar yépp lañ boole comme ni ñu ko waxee nag ñu ngi woon ci première saison bi gis ngeen ne Maysa dafa am problème mais problème bi jusqu'à présent nit ñi mënuñu ne la lii la gaa toog naa expliquer xam nañ lan mooy sama problème mais comme ni ngeen ko gisee maa ngi wër sama doom maa ngi wër tamit sama papay doom sama doom nag mënaguma la ni kii la parce que xaw ma exactement fi mu nekk nii fan la nekk te tey tamit bu ma tase woon ak ci mbedd duma la ni kii la ki ma amal doom teg ci kooku it mënuma la ni fi mu nekk nii lii la ci réew mi wala nit kii nii la mel bu ma taseeg moom dinaa ko xàmmee mais mënuma la ni fii la nekk wala mënuma la wax tamit ay mbokkam fu ñu nekk wax dëgg fa neex yàlla mais li ma leen mën a wax mooy deuxième saison bi xaar leen ko te yaakaar naa ne incha allah di ngeen xam lépp ci biir di ngeen xam Maysa ban problème la amoon ba jóge dëkk ba mu nekkoon Maysa doomam fan la nekk Maysa ki mu amal doom tamit
kan la ak kooku noonu lan moo tax mu jël responsabilité yooyu noonu ndaw. ma ñëwee tourné benn épisode mu jàll après par la suite moom laa continuer di tourner ba nii may wax ak yow benn côté nag am na ci ñoo xam ne des fois commentaires yi danga na ngi gis ñu naan Maïssa dafa bëgg lekk Maïssa dafa bëgg lekk nekkul que question de noonu laa mel de nature juste que peut-être li may wane rek la ci biir nit ñi ñii nag ñu ngi naan dama am téeñaa ñi ñu ngi naan dafa am lii mais daal li ma mën wax daal mooy deuxième saison bi xaar leen ko parce que am na lu doy waar lu leen préparé mënuñu wax lépp nag mais li ma mën wax daal toog leen xaar deuxième saison bi lu doy waar dina ñëw yeneen nit ñu bees di ngeen gis yeneen kanam yu bees loolu laa amul lu ma leen di wax di leen remercier di leen baalu àq parce que gis ngeen ni kër gi fii moom ay délire rek la ñuy def tey boo xëyee dugg ci lii suba yaa ngi dugg ci lee xeex bi dóorante bi mais juste que pour bëgg lu leen neex rek pour tamit dab seen bànneex mais lépp loo xam ni def nañ ko fi wala ñu wax ko fi loo xam ni jaar yoon ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax. sama toog lu ci buso wut xanaa ne ma toog maxal saal lu maxal saal nga xoolal buso ay waay xol diwtiir buso ok lu mu def dama ñëw indi woon benn artiste parce que maa ngi liggéey ci management et communication à travers ça gars yi gis nañ ni que voilà am na benn élément boo xamante ni que nii waroon na mën a am ci kër gi un élément perturbateur à la limite noonu laa ko mën a woowee war a mën a ñëw jaay rek teg ay feem ak yooyu ci loolu laa gisee Marina miir ci xale bi bare mais xale bi nag ba tey nobuguma mais dinaa teg samay feem teg bandi indi xadar boo xamante ni nii elle va finir par se lasser et puis voilà indi naa aussi toujours xam nga bëri wax un mec boo xamante ni nii il se croit peut-être voilà pas supérieur à tout le monde sax juste que personnage la lu nit wax war naa ko mën a laal di teg leneen indi mbay ak Ibou Ndim jëm nañu ma xoqatal ci biir gaal bi mais je ferai face quoi léegi nag damay jox gars yi rendez-vous pour une deuxième saison boo xamante ni nii dina am ay surprise dina am ay rubrique yu bees tàkk yoo xamante ni nii mi ngi ñëw du ma bàyyi nag quoi dinaa ñëw ak yeneen i feeb yeneen i style docteur Love bi dinaa gën a àññe et puis fépp foo xamante ni nii ci kër gi la dinaa fa dugg teg fa sama marqué sama empreinte gars yi di leen jox rendez-vous di leen ñaanal yéen wax yéen ñëpp ngeen ñaanal ñu et puis di remercier caméraman yi ak techniciens yi et surtout suñu réalisateur bi quoi di wax aussi yendu leen c'est comme une famille ah y a une ambiance boo xamante ni nii hors caméra gars yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di wax sénégalais yépp nañ ñu ñaanal seetuñu lu meilleur xam ne li gars yi di nekk fii di yendu toute une journée di tourner c'est pour vous faire plaisir c'est pour vous donner le meilleur de la télévision quand c'est important c'est sur Sen TV rawatina nag yendu leen jaajëf. lu la ca dal xamal ni mi ngi noonu moom Obali sax bu ko gisee dana ci def dara léegi nag man damay gérer caañ bi. loolu neexee nga wéttali ma ci waañ bi tamit. ah yow sa waañ bi amul yow. man la Lika maa ngi fi nekk Gelu Mbay si série bi mën naa wax ne maa fi mujjee dugg te lu ma fi dugal mooy dama ñëwoon ànd ak sama staff ànd ak benn artiste ma ñëw juste pour gunge léegi ñu gis sama profil xam ne genre que dinaa mën a jouer rôle bi léegi ñu ne ma jouer ci même jour bi ñu expliquer ma comment ça se passe et tout ma jouer que ça a passé à fur et à mesure avec le temps ñu continuer ko noonu man nag sama diggante ak Mbaye comme nuñ ko gisee ni ma koy jouer ba may dugg ci kër gi metti na loolu parce que xamuma woon ne Mbaye amoon na gel ci kër gi bëggoon na ko doxaan mais yaaw awa ak affaire yu jigéen rek nanguwul ma ñëw xam ne yaawa comme on le dit bi dirige kër gi yëpp ma ñëw di commencer benn par benn di génnee di maye xaalis comme sénégalais yi nu ñu koy defee rek boo yoree xaalis moom mën nga am lépp loo bëgg sa àdduna di ko commencer benn par benn nit ñi di intégrer yaa awa nag premier yoon laa ko def nangu na beneen yoon yi mu commencé di indi ay fiir di ma xatal Mbay di ma toggal mu koy tuur ak yooyu yëpp affaire du jigéen la mais ba tey kenn xamul lu tax yaa awa retourné nekk ak man xarit kenn xamul Mbay proposé na mariage kenn xamul lu tax nanguwuma loolu yëpp di ngeen ko am ci deuxième saison bi te di ngeen gis yeneen ak yeneen man ak yaa awa fu ñuy mujjee man ak Mbay dem fu ñuy mujjee ak man xaalis bi fan laa ko jëlee ak lu tax nanguwuma mariage bi te loolu yëpp di ngeen ko xam te boobaa boo leen ko xamee di ngeen apprécier kon na ngeen xaar deuxième saison bi incha allah. Salut ma chérie. Ma chérie, comment tu vas? bu ma ci feeñ wax ak moom te Très bien et toi? yaa ngi si jàmm. Oui maa ngi ci jàmm bu baax. yaa ngi tranquille bu baax. Oui maa ngi noppalu. léegi benn affaire moo am Mbay ñu jàppoon yëpp bàyyi na ko.
convaincre naa ko léegi dangay def tout ba ñëw comprendre nga après yéen ñaar ngeen defaraat seen diggante ak. dama nekkoon dëkk boo xamante ne kii la daal néewoon nañ doole mën ma fa woon nekk man si léegi si laa daw ñëw Dakar lu tax ma mu boo taalibe te duma taalibe parce que damaa gis booy sama yeneen booy may àndal ma gis daal maire yi di leen jël daal nekk def ay taalibe maire di leen jël léegi ma ne tamit man mën naa def loolu comme ñoom ñu ngi koy def léegi si laa ko def tombanteel sama yaay jël ma muy Ngone Mbaye maa ngi koy remercier moom mi ma jëlee si mbedd mi andi ma si kër ama xam ma si deuxième saison bi almaami ak yeneen bagage wasalaam ville nii léegi man laa ma sama poste daluma dara ma ne xaaral ma xooli papa almaami xool lu ma dimbalee rek kon daal ah pour man état yoon ma dara li ma yoroon démb laa ko joxe papa jàpp ci yow tamit nag bul sax fii dërëm de laa fi yor la fii dërëm waaye papa ma jaaxaan wax yow tamit nag xool génn ma duggee ci yenn leen nag c'était juste dama doon ñëw pour seconde Ngone Mbaye ci waañ bi moom bu ko defee moom muy simile maa ngi ci kër gi di def samay bêtises des fois du tere tamit maa ngi togg sama togg yu baax wax dëgg yàlla di leen wax ngeen xaar ñu ci deuxième saison bi ñu indi yeneen plat yu nice dugg ci yeneen bagages yu baax yu nice wax dëgg yàlla lu ma gën a marqué ci saison bi ñu génn mooy bi Ngone Mbaye foree almaami loolu ma wax dëgg yàlla ça m'a beaucoup marqué wax dëgg yàlla marqué na ma trop xam nga ko doon xoole bu doon man wala bu doon ku ma jege wala bu doon sama doom et tout affaire yooyu loolu moom marqué na ma wax dëgg yàlla marqué na ma trop di leen wax ñu xaar ñu ci beneen facette ñu xaar ñu ci leneen xool Ngone Mbaye nu muy mujjee perta mbay nu muy mujjee liika fu mu jëlee xaalis bi man moom jéem ma sax lijjanti liika fu muy jëlee xaalis bi moom na indi di joxe rek man daal damay fekk ci waañ bi di gën 50 000 la doon joxe nee def 100 di ko doublé comme deuxième saison la ñu wax lu mu daan def benn na koy def ñaar loolu lay wax di wax sénégalais yi ñu xaar ko di xaar ñu ci beneen facette daal. ñeent. togg bi dafa metti te naaj bi dafa tàng. togg bi dafa metti te waañ bi dafa tàng. jëlal loolu. xëy na ko jox. kontaan nga. ma jëm Mbacke Matar ba rajo. kontaan nga. nu 50 000. kontaan nga rek ah. gëj nga ko laal ba nga jëndee man nag maa ngi tudd Saaren bi ñu gën maa xam ci Cheikh Sarr nekk artiste comédien nekk en même temps humoriste man nag li ma indi fii ci kër gi mooy que Ibou Ndim moo ma woo sama xarit bi may àndal muy Idrissa bi ñu ñëwee ñu xamal ni ñu ni fii dafa am xew wax dëgg yàlla man sax xaw ma woon sax lan laay def yaa ngi dégg mais Ibou Ndim bi ma sonee rek bi ma ubbilee dama ne der waaw bi ma nee der léegi nag gars yi apprécier comprendre ne ma carrément yow war nga mën a interpréter rôle géwél bi quoi léegi nag ma def ko affaire bi jàll léegi nag xew bi toj na wax dëgg yàlla xew bi toj na léegi nag staff bi xool ni carrément war naa mën a ñëw ci biir kër gi am ay affaires yoo xamante ne nii dinaa ko fi def wax dëgg yàlla te tamit bi ma ñëwee ci kër gi gis naa ni fii am na ay porox ndoll yoo xamante ne nii su ma fa duggee rek maanaam film affaire bi mën na am lu am doole te parce que fekk naa fi ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ay artistes lañu ay comédiens lañu franchement ñi ngi def liggéey bu nice bi nga xamante ne nii nag staff bi dajaloo woon nañu wax ak man ma apprécier loolu noonu mbay woowaat ma expliquer ma genre léegi nag ma ne pourquoi pas mënuñu liggéey ensemble c'est parce que bi ma ñëwee gis naa affaire bu rafet ñu bokk ndey bokk baay genre te man tamit loolu noonu daf may dundal waaw te tamit keroog bi ma defee affaire bi wax dëgg yàlla maa ngi ciy jot ay écho ñu naan ma yow li nga tourné waroo ko woon tourné genre xam nga nit ñi dañuy jaawale benn affaire personnage ak personne ak personnalité comprendre te loolu noonu maanaam ku dul comédien mënoo kaa xam man comédien laa il faut nit ñi def loolu seen xel comédien laa yaa ngi dégg dañu bàyyi loolu noonu ñuy wax man li ma war a def dama koy def caméra yi laay xaar ñu ne action Cheikh Sarr dee na Saaren bi mooy dund waaw dañu comprendre loolu bu baax te deuxième saison bi maa ngi leen di jox rendez-vous na ngeen xëppi seen bët xool xaar Sen TV day toj salaamaaleykum wa rahmatullah lala ma gay la. bienvenue.
eri tafu be ba kele fagele lala ye ci bi la jali. maa ngi tudd Fatma Ñing li ma indi fii tey man maa dëkk ba Ngaay man la Ngoné Mbaye doon woo di ma laaj ci almaami ma ñëw nag ci mariage bi ñu feete mariage bi neex nag macha allah ba Ngoné Mbaye dem Lune de Mer ànd ak Père Taf ma xam ne nag kër gi tey Ngoné Mbaye bu demee gisuma kenn koo xam ne war naa mën a gérer kër gi parce que yaa awa nag woo nañ ma téléphone am na ku nekk ci biir kër gi ku ma woo téléphone wax na ma ci yow lu bari xamal nañ ma siis gi mu siis ak soxor gi mu soxor ba bi ma ñëwee ci mariage bi mu ngi ma koy wan waaye nag dama bëgg nga takku ba dëgër nga xam ne man maay jeeg bi jóge ba Ngaay ñëw fas yéene jox Ngoné Mbaye ay feem te dara du ko dindi yéen nag seetaan leen ci 2e saison bi kër gi day wàcc maa leen wax lii. allo naka mu ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm yaa ngi cool yaa ngi Ngaay ba tey yow fan nga nekk ci Ngaay ah déedéet kay yow wax nga dëgg Ibou Ndim Ngaay la dëkk di leen wax que ni seen ay critique seen ay commentaire ak seen appréciation mooy tax ñuy gën a améliorer suñu milieu suñu liggéey ni ma duggee ci appartement bi nag c'est simple comme bonjour parce que je m'y attendais pas tout au début nag da ngeen ma doon gis may wax nekkoon une fille boo xamante j'étais toute souriante je parlais j'étais dans mon bain mais au final dama dem ba mu yàgg ma noppi waxatuma te loolu c'est à découvrir kenn xamul lu ma noppiloo lu grave la loo xamante ne su ngeen ma toppee ci 2e saison bi ça sera raf and carte di ngeen ko découvrir merci beaucoup. xool maa ngi juum sax yaa ma mag di jooy billaay soo fi jooyee. nag maa gis ma jooy almaa. jooy fi nga seet. maa yaa ma gis ma jooy. sa bët yaa ngi nii dafa lool sax taawul. waaw ok léegi. sa nga war sa sigim bi soo xamul li ngeen duloon. man la Aïda Kébé ba may ñëw dugg ci appartement bi mooy jour mariage yu Ngoné Mbaye fekk Mbaye moom moo invité ma ci mariage bi ba ma ñëwee ba ci mariage bi ma toog mariage bi neex ak lépp après ñu toog ba ci yàgg staffu yendu leen kër yaama ñu woo ma ni ma dañoo bëggoon jox la benn rôle bi nga xam ne tey ji dafa nekk rôle bi nga xam ne rôle bu toj la bu am jom bu am ñam li mu leen ci mën a wax daal mooy